أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di am mbégte lool dellu siwaat nag ci sunu jotaay bii nga xam ne jotaayu xam-xam la jotaayu fàttalee la mu mel ni ki ni ñu leen ko waxee woon rek ci tey jii ci aljuma ji ñu fas yéene ànd ak menn mbokk ci borom xam-xam yi nga xamante ne dinañ leen di faral di dalal fii tey jii ñu andil leen docteur Serigne Mbaye Thiam mu war a waxtaan ak ñun nag ci thème bu am solo te mooy doxaliinu buur yu njëkk ya mu mel ni ki ni ñu ko baaxoo defee saa su nekk bala ñoo jox waxtaankat bi ñoo xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam mën nañoo wax rekk ne docteur Serigne Mbaye Thiam mii toog professeur la ci université bu Cheikh Anta Diop waaye lu jiitu loolu nag ci jaar-jaaram ci wàllu njàng mi ngi tàmbalee njàngum primaire am ci Ndakaaru foofu fa la jàngee ba am fa baccalauréat gannaaw bi ci la dugg ci école bi nga xam ne fa lay jàngale tey muy université bu Cheikh Anta Diop foofu fa la jàngee gannaaw bi la fa jóge dem France gannaaw bi mu demee France nag ba ñibbisi nga xam ne fa la amee lijaasaam yu gën a kawe ci la ñëw ñibbisi ñu jël ko 1977 muy jàngale université bu Cheikh Anta Diop waaw nga xam ne ci wàllu archive lay yëngatu ci atum 2018 ci la jëloon retraitem waaye teewut ngir xarañteefam ak mën aw liggéeyam moo tax ba ñu woowaat ko téye ko ci université ba jamono ji ñuy wax ak yéen ba léegi ma nga fa di jàngale moom nag bokk na ci ay yëngatoom di bind lépp lu jëm ci wàllu histoire nga xam ne ci la génne lépp loo xamante ne day fàttalee yu weesu woon ak di ca bàyyi xel ak di ci jël ay bind ngir mën koo jariñoo ci tey jii ñu nekk ci loolu ci lay bind ba am na téere bu rëy boo xam ne bind na ko ci wàllu histoire moom la àndaale nii moom ngeen di jàkkaar lool kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaane loo lu mu xam la te bind na ci yaakaar naa ne bu ñu ko dégloo insha allahu taala xol yëpp danañ sedd mu mel ni ki bala ñu ko jox kàddu gi itam ñu xam le ne bokk na ci ñi nga xam ne dañuy teewlu waxtaan wi mën nañ koo topp ci rajo yi nga xamante ne daal nañ leen lim fii tàmbalee ko ci rajo Daaru Muxti bi nga xam ne moom direct lay def waxtaan wi ñu xam le itam ne Zik FM itam dana ko jàllale 14h 15h suba Walf dana ko teg 19h jant bi dana ko teg 0h rajo rajo dana ko jàllale 18h30 RTS bu Diourbel dana ko teg moom 13h30 Benno FM dana ko jàllale 17h Sud FM dana ko jàllale 22h30 Lamp Fall FM moom dana ko jàllale 23h UCAB FM dana ko jàllale 9h ci suba Bawol Média dana ko def en direct moom la koy def rajo Bambey moom dana ko jàllale 22h rajo bi nga xam ne moo nekk ci Kébémer itam ñu gën koo xam ci leer gi daara ji FM moom dana ko jàllale moom tamit leer gi FM nekk ci Louga moom tamit day jàllale waxtaan yi kon rajo yooyu mooy rajo yi nga xam ne mën nañ leen a lim ak Carrefour FM moom tamit dana ko jàllale 20h su ko defee chaîne YouTube yi nga xamante ne ñoom danañu def direct waxtaan wi ak ñi nga xam ne dañu koy tegaat itam bari na lool mën nañ cee lim chaîne YouTube bu Al Wafa bi moom tamit direct la koy def mook Facebook am bi ak Touba Vision itam direct la koy def Baye Daaru Média moom tamit direct la koy def xam sa réew moom tamit dana ko jàllale Bichri Al Khadimiya Bawol Média yu yëpp ma lim ni
danañu ko jàllale moom tamit danañu jàllale waxtaan wi képp koo xam ne raw na la mën nga ko faa dabaatal. mu mel ni ki ñi nga xam ne dañuy faral di laaj waxtaan yu weesu woon itam ku dem ci telegram bi def Al Wafa Daarul Muxti moom tamit da nga mën a am waxtaan yi li ko tàmbalee 2006 ba jamono bi ni tey jii ñuy wax ak yéen waxtaan yëpp dugal nañ ko fa. groupe WhatsApp yi itam mu toll ci fukk ak ñaari groupe ñoom itam waxtaan yi saa bu jàllee danañ ko ci jàllale. kon ci gàttal loolu mooy yi nga xam ne moo aju ci wàllu jumtukaayu xarale yi nga xamante ne dañuy jàllale waxtaan yi. ñu fàttali leen itam ne suba incha allah al imam Assane Seck dana fi ñëw waxtaan ak ñun ci al i'jaazul qur'aan yi waaw nekk gi alquran nekk di kéemtaan di xar baax. su ko defee dimanche ji mooy dibéer ji sëñ Moustapha moom sëñ Abdul Xaadir Mbakke moom sëñ Tuubaa moom tamit dana fi ñëw waxtaan ak ñun ci xikaayatu saalihiina mooy nettali gaa yu baax yi bu ko defee ci altine ji professeur Ibrahima Thioub moom tamit nekkoon ancien recteur ci université bu Cheikh Anta Diop moom tamit dana fi ñëw waxtaanal ñu ci Sëriñ Tuubaa fan la fekkoon maanaam kii bi mujtamaaw Sénégal fan la ko yóbbu itam kon société bu Sénégal fan la ko sëriñ bi fekkoon ak fan la ko yóbbu. kon loolu moom mooy li nga xam ne moo aju ci ayu bis bi li ñuy def mooy dañuy jébbal kàddu gi sëñ Mbaye Thiam docteur sëriñ Mbaye Thiam su ko defee ñaan yàlla itam yàlla defal ko tawfeex képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci lii muy laaj moo xam ñi nekk ci YouTube bi di suivre la moo xam ñi nekk ci jotaay bi itam mën na koo bind jébbal ko ñi nga xamante ne ñooy saytu loolu su ko defee bu waxtaanee ba noppi incha allah dana ci tontu. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Diouf gannaaw ban sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ziyaar di nuyoo sëriñ bi imam bi ak mbooleem doomi soxna yéen fi fekk di ñaan ziyaar boobu ak nuyoo boobu ñu tegal ñu ko ci loxoy xalifa bi mu jot li ko suñu kilifa suñu soppe sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo taxaw taxawaayu suñu waajur bu baax maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu di am mbégte lool ci jataay bii ndaxte bi ma jotee invitation bi dama defoon ne sax dañoo juum ci man waane nag bi ma waxtaanee ñi ma jot sëñ Xaadim sëñ Bachir ak ñoom ñëpp ma xam ne daal man mii la ñu soxla woon ma ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax lii daf may delloo ci sama cosaani juddu Jolof la samay waajur ci góor ak ci jigéen ña nga bokk walla boog jokkoo ci dëkk bu ñuy wax Ngeet ci Jolof boo jógee Touba jëm Daara Jolof moom ngay mujj a jot 1 kilomètre avant ngay dugg Daara Jolof dëkk boobu am fa cosaan loo xam ne lii dafay rafet aajowu ci ñu di ko fàttali ci réew mi maanaam bokk na ci cosaanal dëkk ba sunu maam suñu waajur bu baax ñu doon ko wax Góor Saane Ñang moo fa sancoon ci ndigalal sëriñam wasilaam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ba mu sancee góor gi yëkkati doomam maam soxna mi bokk ak Alaaji Abdu Alaaji Mansour ak Alaaji Habib Ndey maam Safiyatu moo leen meññ ci kër Alaaji Malick jox ko dalal ko Ngeet boole ko waa dëkk ba ñu dalal ko
mu def fa daaraam di fa tuur ñaqam di fa jaamu yàlla. maam Góor Saane bokk na ci ay màndargaam ku teel a amalante ak sunu maam ju baax ja maam Cheikh Ahmad Bamba. ñu sampante kóllëre di demalante ak di dikkilante ba mag ñi wax nañ ne bi muy toj moom maam Cheikh Ahmad Bamba Mbakke Baari mu yónnee ci Góor Saane wax ko ne ko dégg na ne am na mbooloo ci Jolof te dafa bëgg a ñëw sumb liggéey ci béréb boobu. maam Góor Saane ni ñu ko mag ñi nettalee ne ko bu soobee yàlla bés bi ngay ñëw di nga ma fa fekk ndax damay fanaan si balaa ngay ñëw maag sama njaboot. ba nu ñëwee sëriñ bi fekk ko fa nit ñuy liggéey ñoom ñaar ñu wéetu di def seen yëfi nit yàlla. ci ëllëg sa lañ ko fa fekk mbooloo mu jógee ngeet ne ko ñun kat sa gannaaw dafa am lu fa xew ñu laaj te ndax bàyyi nga fa tegtal amuñu ci tegtal bu leer ñu ne kon nañ la dab si ndax xamuñu kañ ngay ñëw. mu ne lan la ñu ne ko sa soxna dafa mucc sab taaw. mu ne leen lu mu am ñu ne góor mu ne tur wi moom féete na boor ndax fi ngeen ma fekk. waane àgg leen Tiwaawan wax ko Alaaji Malik ne ko taawlu naa na ci def ñaan ak ndigal. léegi naa bi ñu ko waxee Cheikh Seydi Alaaji Malik daf ne ñaan gi moom jiitu na waane ndigal li nag bu ma nee nekk na ko dugal ci kóllëreem ak mbokkam moom mu nekk ci Touba muy Sëriñ Touba mu tuddi ko. loola daal di nekk cosaan ci dëkk booba muy Ngeet nga xam ne sama ndey ak sama baay fa lañ juddoo. soo demee tey Ngeet li mat 4 téeméer ak nangami buntu kër ñoo sañ ci dëkk ba waaye kër goo ci dugg taaw ba Bamba lañ koy tudde bu dee góor te ay tijaan lañ xaasatan muy loo xam ne lii cosaan lu ñuy war di fàttali la. maam Góor Saane Cheikh Ahmad Bamba la taawloo teg ci Cheikh Tidiane teg ci Ousmane. maam Cheikh Ahmad Bamba nag guddul fan ndaxte ku kéemaane la woon ndax mag ñi nee nan li woon ci bay ji ak ci turandoo wi dafa mel ne dafa feeñ ci moom ba tax na teel naa wax ay rakkam ne leen na ngeen waaj ndax bu fi góor gi demee man damay dem ànd ak moom bàyyi leen ak seen yëf. waane kee nekk tey Ngeet ñu di ko wax Cheikh Fati Ñang muy xalifa maam Góor Saane mooy taawu Bamba mooma bi mag ñi jeexee moo fa nekk boobu ba tey. kon ku cosaanoo ci dëkk boobu am ay jaar-jaar ci suñu diggante ak maam Cheikh Ahmad Bamba buñ la wooyee fii ci Daaru Muxti dafay nekk mbégte ci yow. moo tax bi ma waxtaanee sëñ Bachir sëñ Xaadim ma ne leen daal li may ragal kay mooy ñàkk oto ndax bu ma amul oto bu may ñëw damay dox ndax sama ndey ku koy yee tey ak sama bay ne leen ma nga ca jumaay maam Ceerno ja di waxtaan dinañ xam ne le maam Góor Saane mi leen boole woon ak Seydi Hadji Malick séqoon ak sëñ Tuubaa dëgg la woon lu leen ñor la woon. ñaareel ba moo di bés biñ ci taamu ndax bin ma jàppalee bés bu njëkk dama waxtaanoon ak sëriñ bi ne ko nañ ko def àllarba ndax ajjuma dafa am émission bu may animé ci i rajo su ma fa jógee ñëw mën naa ñëw Touba ndax Touba moom léegi yomb naa ñëw ci ku jóge Ndakaaru waaye ne àllarba comme maa ngi nekk Tubaab Jalaaw damay génn rek jubal si fii diggante bi mu ne ma daal am na ay xat-xat ajjuma ji moo gën ma ne ko kon dañ koy def yëfi taalibe rek ab taalibe moom sañ te bañ nangu rek la sañ kon bu soobee yàlla nañ ko def ajjuma mais ajjuma ji ñu ma jàppal nag ci calendrier bi nu jàpp bi ma ko gëstoo ci yëfi historien parce que man histoire laa jàng li sëñ Diouf wax dëgg la dafa am ay jaar-jaar ci kër gii ndax 22 avril la ñu nekk 2022
muy fàttali ci kuy jàpp ay jaar-jaar ci suñu histoire 22 avril 2003 nga xam ne ci suñu wëjuru baax wa suñu maam sëriñ Abdou Khoudous Mbacké wujj woon boroomam bis bii la woon tey 22 avril 2003 sëriñ Abdou Khoudous mi ngi toogoon ci jal bi 1982 gannaaw bi magam ja sëriñ Modou Awa Balla Mbacké wujjee boroomam moo toog fii ba le 22 avril 2003 kon tey jii anniversaire am la man bi ma xëyee ci suba xam ne fii laa jëm si bokk na ci yi ma njëkk a def ci lawraat mooy fidaawul ko ñaanal ko tëbbu ci moom ngir yàlla taas ñu ci barkeem yooyu yëpp bu dajee nag ci koo xam ne kii da ngay jàng histoire da ngay njort ne ñàkkul lu ci laxasu loo xam ne lii yàlla ànd na ca ci yërmandeem donc mooy wax ne insha allahu rabbuna rahman li ñu bëggoon lépp mu nekk ci xol yi duñ ko mën a sotti waane damay jàpp ne tey jii sama diggante ak béréb bii ak kër gi dafay ubbi loo xam ne lii saa yu ñu ma soxlaatee rek dal di fotosu ma sawar ci ñëw fi bu dee lu may def man kott la muy noonu bu dee lu may bokk ak ay nit muy noonu bu dugutoon na xat-xati koor gi du ma ñëw te ànduma ak njabootu maam Góor Saane ndax woo naa xalifa ba ne ko man kat suñu waa kër maam yi dañ maa soxla mu ne ma man de bu ma oyofoon maa la fay jiitu wëttoo defal la na sa maam defaloon seen maam teeru la ñu ànd waxtaane ko su ma seetee ci famille bi it ku ci oyof dina la fa fekk wax naa ko sax suñu waa kër maam Daouda Dia ca Mbëllëxe Xalifa Dia lan jàppoon ne moom laay àndat ñëw fii waane ci suba suñu mbokk suñu wëllëre way juru soxnaam wàññeeku ca Thiès mu dem di ko taxawe ji dafa ne moon buñ ko teelee denc dans la fekk Daaru Muxti waane dañu waroon koo denc ci suba mujj gi ñu jàpp tàkkusaan ndax di xaarante bokk yi waane nag li ma leen wax rek comme man fa ma jëm professeur jëmu fa ab taalibe fa jëm su ma demee rek lu ma xam rek sotti ko lu ci jub sëriñ bi validé ko lu ci xaw a dëng sëriñ bi jubbanti ko buñ demee nafaraat ngir mën a dellusiwaat beneen yoon ñaan naa yàlla bu soobee yàlla à partir de cette année at mu jotati buñ ko fekkee ak jàmm te tal ko conférence yi ñuy def fii ci koor gi dinaa ci mën a jéem a ñëw ndaxte dafa am yoo xam ne lii ku ko yàlla defal ci réew mi soo xamee ni réew mi tëddee da nga ko war a sàmm ñoŋal ko bokk na ci waa kër maam Cheikh Aw Anta waa kër maam Cheikh Aw Balla soxla nan la ndax nag ñoom dañuy cëral rek waaye liñ bëgg mën nañ koo defal seen bopp kon dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin jéem a jublu ci waxtaan di wax ne bi ma waxtaanee sëriñ bi dañu waxoon ne dañuy seet nan la buur yi tëggee woon gouvernance fii ci réew mi ci Sénégal ak lan moo ci mën a nekk ay jeexital yoo xam ne dina may askan wi tey à travers ñii fi nekk ak ñi koy dégg am luñ ci jàngat loo xam ne lii mën naa defar lii ñu nekkee tey di sumb ngir defar du mieux possible li nu dëgmal ci ëllëg loolu nag ku jàpp ne waruñu ko waxtaane ci jumaa waxtaane ko ci xadra bu mel nii da ngaa xamul cosaani lislaam parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee Médine nekk fa ñaar fukki at ak ñett yam fa nekk les problèmes religieux ñi ngi ko doon réglé ci jumaa ji ci kanamam mais les problèmes politiques ñi ngi ko doon réglé ci jumaa ji ci kanamam les problèmes sociaux ñi ngi ko doon réglé ci jumaa ji ci kanamam
ndax juma béréb la buy defar nit te defar nit bokk na ci nooy jaamoo yàlla mais jaamu yàlla nag bokk na ci yi koy taaral nga xam yaay kan or réew mii nag bokk na ci yi nga xam ne moo gàllankoor sunuy wutin ci àddina moo di dañoo jàngut suñu bopp ndax damay wax ne Sénégal am réew la woon réew moo xam ne yàlla defaloon na ko loo xam ne réewi Afrique yi ko amoon bariwut walla boog lu néew la woon moo di li ñu tudde espace bi li ko dale ci dex ga ci kaw ba ci fleuve Casamance ci suuf li ko dale ci Ndakaaru ba baa ngay àgg Tambacounda ci benn kuréel la woon bu tuddoon empire du Jolof nga xam ne ki ko yilifoon ñu tudde ko Buurba Jolof moo yilifoon li ñu tudde Sénégal gépp li ci ëppoon doole nag moo doon réewu wolof yi maanaam Kajoor gi nga xam ne soriwut fii ndax bokk na ci capital yi ko ŋànkoon notamment ci Guet du ci Sagate gi nga xam ne boo doxeelu tuuti àgg fa bokkoon na ci Bawol gi nga xam ne li ko dale fii ci Touba jàpp Mbàkke ba baa ngay àgg Bambey bokkoon na ci Saalum bokkoon na ci Waalo nga xam ne Waalo nekkuloon rek ci li wër dex gi Waalo ba muy Waalo ak Sénégal gii may wax frontière ak Mauritanie li ñuy wax tey Mauritanie nekkul woon ci dex gi mi ngi woon ci ay téeméeri kilomètres ci biir soo jëmee Mauritanie ndax naar yi amuñu woon li ñuy tuddee état comme Sénégal ndaxte état maanaam ay nit yu nekk ci territoire organiser ko yilif ko séddoo cër yi ñuy màng duñ ko def war naar yi dañuy màng ñoog pëlier yam dañuy màng bala ngaa organiser état da ngeen di toog fixé wu ci benn béréb dal ne fii dëkk la ñeneen ñu dëkk yeneen dëkk mais dëkk yañ dëkk fa la ñuy nekk dina demalante ak dikkilante ci la ñuy seet nag nan la ñuy séqee espace bi nan la ñuy séddoo kilifteef yi nan la ñuy séddoo wareef yi loolu Sénégal da koo teel a am ba tax na ñun historien sama mbokk sama xarit Ibrahima Thioub mii ngeen di séentu bërki démb nga xam ne gannaaw yàlla ak yonent bi mu nekkee recteur moo ma njëkk a boole ci cabinet officiellement rectorat université de Dakar di sama xarit di sama wëllëre ñu bokk dëkk d'ailleurs Tubaab Jalaaw ndax dañoo retraité ndoo toxu Ndakaaru ñun ñaar ñëpp dem Tubaab Jalaaw defe naa buy ñëw su ko jot gi ma tee sax wutoo dinaa ànd ak moom ndax lu ma sawar lay doon bu ñëwee dina ci gën a mën a kii parce que lii ñuy waxtaane dañu daan wéet man ak moom ak suñ meneen mbokk mu nuy wax Fallou Ndiaye di ko waxtaane Sénégal nag yàlla defoon ko muy réew mu teel a fegu nekk am réew nekk population nekk nation soo demee ci réew yu bari ci Afrique li jafe-jafe yii fay am tey moo di loolu dafa yéex a am tubaab bee ko fa indi woon ci nooteel leen teg leen ko par force moo tax ba fa tubaab bi jógee ñu tasaaroo bokk na ci Côte d'Ivoire gii looloo leen dal bokk na ci Mali gii coow li muy bari bari soo demee ci histoire loolu bokk na ci koy expliquer bokk na ci réew mi nga xam ne moo waroon a nekk bopp saxaar gi xëcc Afrique yëpp muy Congo di Zaïre looloo leen dal ndax dafay réew moo xam ne dafa bari ay forêt bari ay dex bari ay montagne yoo xam ne lu ci nekk dafa teqale nit ñi nekk boor bi ak nit ñi nekk boor bële Sénégal nag boo demee ci fleuve bi jóge fa di dox jëm ci suuf ñun historiens yi dañuy wax ne mën ngaa gëmm di daw ba àgg Casamance doo fa kastalu ndaxte doo fi taseeg ay montagne yoo xam ne dañ lay wax ne dafay nag nem gëmi kilomètre nga war koo yéeg wàcc dem ca beneen boor ba doo fi taseeg ay dex yu yaatu yu mel ne fleuve Congo di def ay 10 kilomètres de largeur yoo xam ne fokk nga am ay bateau yu ko traversé wala nga wëri ko doo fi gis ay àll yu mel ne forêt yu mel ne Mayombe gën yóbboon suñu maam ju baax ja maam Cheikh Ahmadou Bamba
yoo xam ne jaasi ngay yore di xàll di jàll ba baa ngay àgg. Sénégal nag comme dañoo teel a géographie am facilité loolu moo taxoon nit ñi demalante dikkilente ba mën a taxawal état. Or historiens yi jàng yépp nag gëstu jàpp nañ ne 10e siècle wala 11e siècle nga xam ne boobaak léegi junniy at la ak téeméer empire du Jolof taxawoon na. Empire du Jolof bi mu taxawee moo yilifoon Jolof mais moo yilifoon Kajoor moo yilifoon Bawol moo yilif Waalo moo yilif Siin Saalum moo yilifoon fépp. Casamance moo ci bokkutoon ndax boo demee ba Casamance ci ngay commencé gis ay espace naturel maanaam ay dex ak ay géej yoo xam ne traversé ko dafay jafe. bokk na ci tegtal bi frontière u Jolof soo jëmee ci géej gi Bargny la woon. Bargny moo doon frontière u Jolof. Bargny à l'ouest moo doon frontière u Jolof soo jëmee au nord Waalo moo doon frontière u Jolof mais Waalo gi ñuy wax ñun mooy da ngay jéggi dex gi dox téeméeri kilomètre ak juróom fukk au moins ci biir Mauritanie actuelle boobu foofa Waalo àggoon na fa. Donc ñu nekk un empire. Buur ba Jolof yilif ko. Buur ba Jolof jàpp nañ ne pays bi njëkk a nekk pays yu buuru Jolof moo doon Céng. moo tax yenn saa yi booy déglu da ngay wax Jolof ñu naan dem na Céng dikkul war xoox mooy première capitale yi Jolof. Céng moo doon première capitale yi Jolof diggante bi war xoox nekk capitale ba bi suñu waajur wi doon xeex dans le Saloum Tafsir Maba bi mu songee Jolof ànd ak magi diine yi woon ci réew mi yëpp yi ko waroon di taxawal diine ci la ñu changé capitale bi jële ko war xoox yóbbu ko yang-yang ndax moo gën a làqatu moo gën a kowe gën a làqatu fi mu nekkoon war xoox dafa af nga xam ne soo ko songee foo mënti jóge dafay oyof moo tax buur ba Jolof yi toxu yóbbu capitale bi yang-yang ca kaw nga xam ne diggam ak Waalo bariwut soriwut foofu nag fi la Jolof yilifee réew mi ba ci biir kilifteef googu ñoo njëkk a daje ak arab yi nga xam ne dañuy jóge ci désert bi jóge Maroc li ci ëpp traversé désert bi nga xam ne état amu fa woon ba agsi Sénégal bi ñu agsee ci Sénégal ci lañ commencé di amalante ak nguur gi fi nekkoon. Historiens yu bari gis nañ ci bind yoo xam ne ay portugais ñoo ko bind gis nañ ci mbind yoo xam ne ay arabisants ñoo ko bind yu bokkoon ci Tombouctou Djenné ak ci l'empire du Mali ñuy wax diggante naar yi bu ñu traversé désert bi ba dugg Sénégal ni ñuy amalante ak buur yi fi nekkoon. Sinon buur bi fi nekkoon muy buur ba Jolof ba ñuy wax sax ne ñenn ñi di wax naan amoon na à l'époque yenn buur yu tuub déjà nekk ay jullit wala boog ci seen entourage am ñu tuub ba ñuy wax naan am na fi li ñenn ci historiens yi tuddee islam de cour maanaam l'islam boo xam ne ñi ci gën a fés mooy ñi nga xam ne ñooy nguur gi ak ñi ŋànk nguur gi ndax arab yi dañ leen doon bindal ay lettre di leen bindal ay saafara di leen bindal ay xam-xam ci biir loolu ñoo la ñu découvrir l'islam ba ñenn ñi commencé ci dugg loolu nag dafay am njeexital ci buñ demee ba tubaab yi ñëw fi ba ci biir ni ñu jàppalanteeg tubaab yi nan lay amee ci organisation bi am ci réew mi tey parce que li gën a am solo ci waxtaan yu mel nii mooy ni ñu organiser woon Sénégal avant bi tubaab bi ñëwee niñ ko organiser lan la am jur ci njeexital ci ni Sénégal organisé tey lan lañ ci mën a jàpp ci loo xam ne lii buñ ko tëggaatee dina am njariñ lan lañ ci mën a nekk loo xam ne lii ala kulli alin ab la woon te yëfi jaambur boo ko abbee bu delloo jotee da nga ko war a delloo borom ci loolu nag ci la ñu jéem a tënk li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee bokk yi baax yi teew tey ci organisation royaume Jolof ndaxte bi Jolof jeexee à partir de 1459 nga xam ne
ci la Kajoor moom boppam fippu moom boppam yeneen royaume yi Waalo Saalum ba yeneen royaume dal di na ñoom it comme Kajoor fippu na ñu ni dañuy fippu ñu fippu ba ñoom ñëpp ku ci nekk moom sa bopp taxawal sa nguur ak bopp mais bi ñu ko taxawalee nag ñoom ñëpp dañoo copier nguur gi nga xam ne moo leen ŋànkoon 10e siècle ba 15e siècle ndax juróomi siècle muy juróomi téeméeri at bu ko Jolof yilifee Sénégal gépp bu ñu demee ba fippu lii dal ñi fippu mooy li ñu dal ñun suñu digganteeg tubaab bi téeméeri at ak juróom fukk wala téeméeri at ak ñaar téeméeri at la fi am mais teewul bi mu demee dafay bay organisation bi mu yore woon réew mi parce que damay wax toujours ne bokk na ci ñu gaaral moo di dañoo àbb yi fi jàmbur bëgg cee defar suñu tey ak suñu ëllëg loolu nag mag ñi ñoom buñ ci àggee ci fi ñuy daaneelee def nañ ci ñoom seen wareef dafa fekk ne yorewun askan wi mais buñ ko yore woon ñoom duñ ko defee ni ko ñële daan defee soo demee ci Jolof ci Kajoor ci Waalo ci Bawol ci Siin ba ci Saalum foo ci dem dafa am tradition boo xam ne ñi ngi ko tibbee ci Jolof moo di nan la ñuy jote ci nguur xam nga tey Sénégal boo ne lu ñuy jote ci nguur ñu ne dañuy voté ku nekk da ngay jël sa carte ku bëgg ñu dem ñu ne diw ak diw ak diw ak diw ñoo bëgg ñu voté ba ca ngoon ñu ne diw moo ëppi xob ñu ne kon moom lañ jiital ñun avant tubaab bi di fi indi loolu nan lan daan jote ci nguur nga gis ne kon loolu tubaab bi indi fii tubaab bi jàngaluñu ko parce que li gën a fés ci nu ñuy jote ci nguur ci Sénégal moo di dañ daan fal buur comme ni ñuy fale tey président de la République comme ni ñuy fale député comme ni ñuy fale maire soo demee ci réewu tubaab bi dañ daan wax le roi est mort vive le roi maanaam buur saay na buur am na lu tax ñu di ko wax maanaam buur bu demee ci sës ci moom di doom wala di rakk ji ko gën a sës da koy daal di remplacer loolu nag amutoon Sénégal amutoon ca Jolof bu buur masaan saay wala boog mu ñu dàq ko wala sax beneen buur wala beneen adversaire xeex ak moom ba rey ko dafa amoon lu nuroog assemblée nationale wala lu nuroog conseil constitutionnel ñu tudde ko grand conseil du Jolof buur ba Jolof Boona Njaay def na ci gëstu bu yaatu boo xam ne bind na ci loo xam ne lii man bokk na ci yi leeral sama gis-gis ci bi may def sama thèse doctorat sur le fonctionnement du grand conseil dañuy jàpp ne conseil boobu mooy wax ne nguur jeex na tey ci tey ndax buur amatu fi buur saay na wala buur bi rey nañ ko wala buur daw na ñu ne kon nan la ñuy wute buur ñu ne dafa am tey ci tey bu nuy wut buur bu nuy wut njiit dañuy wax ana parti politique yi ana coalition yi booba ci Jolof dañuy wax ana meen yi ak xeet yi nga xam ne société bi nangul nañ leen nekk buur loolu ñeent lañu woon ci Jolof ñeenti kër la woon su doon tey da ngay wax ñeenti parti politique la wala ñeenti coalition la bi ci njëkkoon mooy kër Giran Buri Jëleen kër Giran Buri Jëleen mën nañoo wax ne parti la woon wala boog aw askan la ci biir Jolof woo xam ne ñoom ci seen biir mën nañoo tànn ki nu gën a wóolu ne ñun kii mooy suñu candidat bokkoon na ci kër Lat Samba Buri Jëleen kër Lat Samba kuréel la woon di famille boo xam ne dañuy mën a amit wareef ci tànn bokkoon na ci kër Biram Penda kër Biram Penda kuréel la woon bokk na ci néeg Buri Ñëbu ñeenti waaso yi muy kër Buri Jëleen kër Giran kër Lat Samba néeg Buri Njëri kër Biram Penda ñoom la ñuy woo ne leen kat conseil constitutionnel bi muy le grand conseil nee na buur amatu fi may nan leen ngeen seet ci seen biir kan ngeen njortu ne mooy seen candidat ñu seet nag ci biir conseil bi kan lañ ci war a mën a tànn pour fal ko
ci biir loolu ñeenti kuréel yi soo demee Kajoor daf juróom-ñaar lañu juróom-ñaari kuréel bokkoon na ci famille bi ñuy wax géej famille la woon lu mel ne parti politique mu yooyu famille la woon lu mel ne parti politique dorobe sooño gelawaar béy ak wagadu ñii ci biir Kajoor wala ñeent ñële ci biir Jolof ñoom la ñuy avertir ne buur amatul wala dammel amatul seet leen ci seen biir ku ngeen yaakaar ne mooy seen candidat bi ngeen gën a wóolu ngeen déposer candidature yi su ngeen déposer candidature yi conseil constitutionnel bi daje nag seet ñoom it candidat yi ñu kii kan lañ yaakaar ne moo war a gën a mën a remplir condition pour ñu mën koo fal buur ba Jolof wala ñu fal ko dammel du Kajoor ñooñu buñ leen ko waxee condition yi nga xam ne moom la ku bëgg a nekk buur ba Jolof wala dammel war a remplir bu ci njëkk soo demee ci Kajoor nga xam ne mi ngi ci gën a fés ñu donne ko ci Jolof mooy da ngay nekk taañ li ñuy wax taañ bi ci nekk ñaareel bi mooy sëggteef taañ mooy lan taañ boo ko déggee ci Kajoor mooy nga juddoo ci Kajoor ci giir ak garmi bokk ci juróom-ñaar yi ñu wax nga nekk géej nekk muyooy nekk dorobe nekk sooño nekk gelwaar nekk béy wala nga nekk wagadu soo ko nekkee remplir nga condition bi njëkk pour nekk war a mën a nekk dammel bu dee Jolof remplir nga condition bi njëkk pour war a mën a nekk buur ba Jolof ñaareel bi mooy ñaareelu condition bi mooy da ngay nekk sëggteef li ñuy wax sëggteef mooy gannaaw geño gi mat na geño mooy nga sant Njaay bokk ci ñeenti famille yi nga xam ne Njaay lañ sant ci Jolof wala nga sant Faal bokk ci juróom-ñaari famille yi nga xam ne Faal lañ sant ci Kajoor soo gisee liste bi ñu dressé nga xam ne man maa ngi ko gisee ci mbind moo xam ne maa ngi ko gisee ci liste boo xam ne suñu maam Demba War Sàll mi mujj téye kilifteef ci Kajoor gannaaw bi Lat Joor gaañoo en octobre 1886 moo ko dicté ki ko bindoon muy ñuy juróom fukki ak ñeenti dammel depuis Déthié Foundiougu mi nga xam ne moo nangu woon nguur gi ci Jolof falu dammel ba ci Lat Joor mi mujj or soo xoolee liste boobu ñëpp Faal lañ sant ba mu des Lat Joor dong moo ci sant Jóob ci Kajoor mais nag loolu buñ demee ci histoire jàngat contexte bi nga xam ne moom la falu mooy indi li tax mu nekk ko donc bu geño gi matee maanaam sant Njaay ci Jolof wala sant Faal ci Kajoor da ngay mottali nag deuxième condition bi muy sëggteef maanaam bokk ci meen mi maanaam lu ñuy nàmp li ñuy nàmp bokk na ci da ngay nekk sangoom wala nga nekk get wala nga nekk wëggeen wala nga bokk njaga sàmb wala nga bokk jëkk réew wala nga bokk sëy wala bokk jafuñ bokk gonjox bokk dorobe wala bokk gelwaar fukk yi ñoo nekk ay meen yoo xam ne dañ koy donn ci ndey yoo xam ne boo ci bokkee bu ñu ne buur amatul ci Jolof nga war a mën a yëkkati sa loxo ne bokk naa ci yooyu nag bokk ci ñeenti famille yi ci geño bokk ci fukki famille yi ci meen conseil des notables di Jolof moo koy vérifier buñ ko vérifier nag ci la ñuy seet candidat yi nga xam ne daje nañu bu dee muy ñeenti candidat ci Jolof wala juróom-ñaari candidat ci Kajoor wala sax ay famille daje boole ci seen biir ne ñun famille Gelwaar ak famille Béy d'accord nañ ci diw mooy suñu candidat xam nga loolu dafay daal di dugal coalition yi ñu gis tey donc li politiciens yi def buñ ko jàngatoon ci ne ko mag ñi doon defee duñ ko defee niñ koy defee tey parce que ñële dañ daan ànd ci ànd boo xam ne dafay am condition ci suuf bu condition yi matee ñu door a seet nag nu ñuy àndee ñii nag dañuy ànd rek ngir wutandoo moo tax yenn saa yi bu ñu amee féewalu waaw
ñële nag dañ daan dëggoo ànd ci dëgg ca départ ba moo tax suñu àndee mu mën a jub bu ñu àndee loolu nag ba pare nag ci la ñuy jébbal grand conseil ne ko candidat yi moo fi nekk ñu dal di daje ci seen biir nag dem fu ñuy wax njaasew ci Jolof fa la ñuy tëju lu mat fukki fan mag ñi ne ba fukki fan ak juróom yoo xam ne dañuy lëlu kenn du dugg kenn du génn ñoomu neen fa la ñu leen di fekk ak seen li ñuy dunde fa la ñuy nekk ba d'accord ci diw mii daal njort nañ ne bu yoree réew mi moo jik réew mi te moo gën a am risque ak menace ci réew mi nga xam ne kon lépp loo xam ne lii dafay nekk li ñu tudde tey enjeu maanaam lu ñu mën a seet ci lu mar a jural réew mi dinañ ko lañ bët ba nga xam ne ki nuy fal duñ ko fal rek ci ëllëg sa mu déclaré guerre Kajoor wala mu déclaré ko Siin wala Njàmbur ndax dañuy seet lu mu séq ak ñoom ak nan la séqee ak ñoom ki ñuy fal dinañ seet ndax réew mi ñu nekk famille bi mu bokk ànd nañoo ak moom bu fekkee ne am na ci ñu teel a beddeeku dafay daldi nekk koo xam ne dañ koy nasaxal buur boo ko falee ba pare nasaxal ko ñi ko fal dañ koy contrôler dootu am pouvoir ak yeneen dinañ seetit lan la séq ak réew yi ñu wër looloo taxoon mag ñi buñ masaan bokk Jolof wala Kajoor bu ñu màggee ba war a mën a wut soxna ñu wut ko ci seen kër ndey booy wut soxna dañuy wax wut ko ci sa kër ndey kër baay gi wóor na yaa ngi ak sant wi nga wut ko si kër ndey boo bëggatee soxna ñu ne génnal wuti ko Kajoor wala nga génn wuti ko Jolof bu dee Kajoor nga ne wala wuti ko Waalo bu dee Jolof nga nekk ngir ëllëg ak si biir boo bëggee waa Waalo buñ ko déggee ne ah kooka kat Jolof la bokk ci bay waaye ndeyam fii la bokk war nañ ko mën a jàppale ndax bu faloo suñu diggante ak Jolof dina gën a mën a ratax suñu diggante ak Kajoor dina gën a mën a ratax looloo taxoon mag ñi di wuti soxna feneen mais foofu bu ñu demee dañuy topp seen wexu kër ndey ndax comme buur yooya dañ koy def di jël si fii di yóbbu ñoom ñuy jóg di jëli fale di indi bu ñu demee dañuy topp seen meenam ndey loolu bokk na ci li tax wolof dëgëral li ñuy wax ne mbokk ndey koy jur mbokk ndey koy jur ndax bu fekkee ne ci biir famille bi dañoo bokk bay mbokk mënu koo paase mais bu wut jotee mais dañuy wuti kër ndey loolu bokk na ci tax ñu daan wuti soxna génn wuti ko feneen bu ko defee bu ñu tawee fukki nang fan yooyu ba tànn ki njortu ne moo gën a war a ñoŋ ci fal ko buur ñu daldi ne ci sunu biir dañuy taxawal li gën nga xam ne moom la ñu jiital mooy li politiciens yi tudde tey consensus maanaam du ñu xëccoo bu ñu waxtaanee ba éliminer kenn waxtaanaat ba éliminer keneen mu des ñaar dañuy wax ne ki ñuy mujj téye ñun ñëpp dañ ciy ànd ndaxte grand conseil bi juróom-ñaari nit lañu bu ñu falee nit voté ci seen biir bu ñu génnee bu ko ñeent falee ñett ñi ko falut ànduñoo ak moom or ñi bokk ci ñi koy fal nag dañoo am cëslaay am doole ci réew mi ba nga xam ne buur jiitee ci réew mi te ban koy fal ànduñu ci mais dañ koy daldi mën a wut sakkal pexe ba tax na bu ñu àggee ci ñaar ñi fi des moom ala kulli alin bokk na ci yéen gënoon privilégié moo di dañuy tabax li ñuy wax consensus moo di dañuy ànd ñun ñëpp d'accord ci ne ñun juróom-ñaar yi di fal buur ba Jolof bi ànd nañ ci ne buur ba Jolof bi moo ñu gënal ngir ëllëg bu ñu génnee kenn ci ñun du dem di ko taxal suuf nuñ koy defee moo di dañuy jaayante ci seen biir maanaa dañuy seet qualité yi ñu am seet contexte bi am seet kii nga xam ne bëgg na yan garantie la am ci kër ndey yan garantie la am ci kër bay yan garantie la am ci alliance ndax buñ ko falee ñi faluwut dina mën a defanteeg ñoom bokk na ci daan ko taxawal loolu moo di ndax jëlante nañ ci seen biir
ndax ñeneen ñi bëggoon te mënuñoo nekk buur ba Jolof seen famille bi kii ñu bëggat fal famille yam ñoom takkante nañ fa ay soxna wala ñoo kële ñi bokk ñoom takk nañ ci seen soxna parce que bu boobaa dañu wax ne am na luñ liñ séq bu faloo dina ci leen mën a boole ñoom ñëpp loolaa daan tax bu ñu d'accord ci buur ba Jolof bi nag ñu daal di wax ne diw la ñu fal diw mi nu fal ñun ñu ko fal bu ñu génnee amul kenn ci ñun koo xam ne war naa mën a nettali niñ ko fale lu dul dañoo d'accord ci fal ko ñu jaayante nag ci seen biir foofa ci kaddu bokk na ci koy biral ñooñu dañoo amoon kaddu seen kaddu bu leen jiitoo mais dafay jiite seen jëfi ëllëg ak seen pas-pas yi ëllëg loolu su may waxtaan ci yu demee nii daanaa ci sukkandiku ci sunu wayjuru baax wa Mawlaaya sëñ Abdul Ahad Mbakke ma déggan naa ci moom ca ba may gone mu ne as gor buum du ko yeew ñu ne ko lu ko yeew mu ne kaddoo ma ko yeew gor buum du ko yeew kaddoo ma ko yeew bu waxee bu dañee rek nu mu téeti dee ko dindi or ñu jaayante buñ jaayantee ba nag ba lépp d'accord nag ci la ñu daan wax ki nga xam ne moo yilif famille Maabo ci xeet yenn xeetu Jolof yi la ñu sant Kume moom la ñuy wax ne yow yaay annoncé peuple bi ne am nañ buur famille Kume boobu ba tey jii nga xam ne ñi ci ëpp ñi ngi dëkk Linguère gannaaw bi ñu jógee yang-yang bi Bouna Ndiaye démissionné en 1930 génn Jolof dem Louga la ñu toxu si Linguère waane ñoom lan daan wax ne woo ko ne ko conseil de constitutionnel bi jàpp na ne diw mooy buur ba Jolof tey ci tey mu dal di génn nag annoncé ko wax ne mu diw lañ kii tey ci tey boo ko méngalee mooy huissier bi nga xam ne bu conseil constitutionnel siégé ba ne diw mooy président de la république moom la ñuy jox procès verbal bi mu taxaw rajo yi wër ko mu annoncé ko donc loolu buñ jàppee ne tubaab bi moo ko fi indi ci gouvernement de la 5e république française dañoo xamut suñ bopp soo demee Jolof soo demee Kajoor dafa am famille habilité boo xam ne ñoo ko daan annoncé te buñ ko annoncé kenn du ci teg baat buñ ca jógee nag ci la ñuy fal ci Jolof ñi nga xam ne gannaaw buur ba Jolof fal nañ ko ñoom it dañ leen di nangu seen ak pal goo xam ne dañ koo donn ni buur ba Jolof di donne titre bi mu yore en étant buur ba Jolof soo demee Jolof ñeent la ñu woon ñeenti kàngam ki ci jiitu moo doon tuube boo déggee ñu wax ko ci Jolof mooy le vice-roi mooy ki nga xam ne bu buur di tukki mooy nekk buur ba baa buur di ñëw bu buur di tukki mooy nekk buur ba baa buur ñibbisi bu buur ñibbisee ñëw parce que dañuy wax ne su buur nekkutit nguur waru fee jóge kon bu buur amee empêchement tuube moo koy remplacer bokk na ci mag ñi ki ko gën a yàgg a nekk nga xam ne histoire bi récente jàpp na ko muy Tuube Mbabba Nguy Tuube Mbabba Nguy 1875 bi Alburi jógee Kajoor ànd ak Demba War ak Lat Joor falu buur ba Jolof ba mu wooyee waa Jolof dañ ne ko famille bi nga xam ne day ñooy fal Tuube Mbabba Nguy mooy seen kilifa mu ne kon Mbabba Nguy mooy Tuube Mbabba Nguy moo nekk Tuube ànd ak Alburi 1875 ba 1890 bi Alburi demee Sambalaw bi Penda Sangule falu buur ba Jolof mu nekkaat Tuube bi Sambalaw bi demee en 1895 gannaaw jafe-jafe yi tubaab bi tegoon ci kawam diggante liñ ko jiiñoon diggam ak maam Cheikh Ahmad Bamba te nga xam ne bu soobee yàlla den fi mës a dellu si waxtaan ci ndax li ci ëpp affaire saytaane la waaw li tax tubaab bi faloon Sambalaw bi Penda buur ba Jolof gannaaw bi mu dàqee Alburi juróomi at après mu folli ko boole ko ak maam Cheikh Ahmad Bamba exilé ko au Gabon yëfi naaféq ak yëfi seytaane moo ci duggoon waane loolu du suñu tem waxtaan Tuube Mbabba Nguy boobu même bi Buuna Njaay dellusee jógee collège Tunis nekk buur ba Jolof moom moo fa nekk
tuube ba 1930 bi mu gaañoo nga xam ne kon dafay bokk ci kàngam yi nga xam ne dañuy am doole ci Jolof. ñaareelu kàngam bi nga xam ne dañ koy donn ci Jolof ci famille mooy Bummi. xam nga wolof yi léegi politiciens yi da ngay dégg ñu naan diw dafa bëgg a nekk buur nekk Bummi. Bummi mooy ki nga xam ne dañuy njort ne buur bi falu moo ko gën a jege ci qualité yi buur bi am ba falu ba ñu njort ne bu fi buur bi nekkut ëllëg moom la war naa mën a nekk buur. moo tax ñu tuddee ko ci tubaab l'héritier présomptif maanaam dañuy njort ci njort lu rafet ne qualité yi buur bii am bañ fal ko moom am na ko bokk ak moom ci geño bokk ak moom ci deret am les conditions kon bu fi buur jógee ëllëg ak si biir bu nekkee candidat njort nañ ne war naa mën a nekk buur ba ñu daal di def ko muy Bummi boobu du dëkk nag yang-yang ci capital bi dëkk bu ñuy wax muy fa lay dëkk muy soo demee ci Jolof bokk na ci dëkk yi wër yang-yang ak Mboynaan ak Mbëlëxe ak Mbuula nga xam ne ay dëkki cosaan lañu yoo xam ne yii Bummi fa lay dëkk nag di ko am doole nag ci Jolof ndaxte dafa lépp lu buur di def da koy yëg soo koy méngalee Kajoor titre bi ñuy wax Bummi jàmboor la tudd ci Kajoor boo déggee ñu ne ci Kajoor diway jàmboor mooy ki nu njort ne damel bii fi nekk def moom mii ci wetam war na koo mën a nekk waaye nag comme dañoo tànn nañ kii njort nañ ne ëllëg ak si biir bu damel demee jàmboor kii la war a nekk. ki ci topp ci ñetteelu kàngam yi nga xam ne dañuy donn seen cër pour ànd ak buur ba Jolof bés bi ñu koy taxawal mooy Bëlëb Ndaw lay sant mi ngi du dëkk yang-yang buñ ko falee ba pare Paas Baxal lay dëkk Paas Baxal tey boo demee Jolof mooy lii wër Daara Jolof loolu mooy Paas Baxal fa lay dëkk Ndaw lay sant ñooñu ci ñenn ci ñoom ñoo jóge Jolof dem fii ñuy wax Ndukkumaan yóbbaale titre bi ñu naan Bëlëb Ndukkumaan mais à l'origine titre la boo xam ne ci empire di Jolof ci royaume di Jolof lañ ko daan donne ba nit ñi yóbbu ko Saalum ba nañ Bëlëb Ndukkumaan ki ci mujj ci titre yi ñeenti kàngam yi nga xam ne ñooy wër buur ba moo di la bërgël ñang lay sant dëkk bi ñuy wax Mboynaan canton bi mu yilif mooy Lamdu ñeenti ñi muy Tuube di Bummi di Bëlëb di bërgël ni ñuy tànne buur fal ko muy buur ba Jolof lañ leen di tànn ci seen biir famille jox leen titre bi ñu yore nga xam ne dañuy ŋànk nguur gi séq koog buur ba Jolof lépp lu buur ba Jolof di def da koy discuter ak ñoom ñu ànd ceeg moom ñu def ko nga xam ne kon démocratie bii ñuy wax tey naan lu ñëpp bokk la di ko waxtaane di yëgoo doora di nas di nocci mais du lu tubaab bi indi ci réew mi soo demee Kajoor l'équivalent yi may wax bokkoon na ci bërget ki sagata gi la daan dëkk alors que dammel moom ma nga dëkkoon fële gànkal titre la woon boo xam ne mën nañ koo méngale titre Bummi ci Jolof njëjéem ñomre la daan dëkk ci Kajoor titre la boo xam ne mën nañ koo bërgale ak mën nañ koo méngale ak titre bërgel ci Jolof buñ falee buur ba fal kàngam yi nag dafay taxawal le gouvernement décentralisé moo tax dama wax toujours ne ñun tubaab bi daf ñoo bàyyee loo xam ne daf cee xëpp suuf ñun ko jox xamuñu ko moo tax kii bu ñuy wax décentralisation soo demee Jolof fukki canton la woon ak ñaar yoo xam ne dafa am limite géographique am ay famille yu fa nekk yoo xam ne ñoo yore kaddu askan wi ñoo xam ne dañ leen di biral ne gannaaw bi ñu falee buur bërgël Bummi ak yëpp ñoom it dañ leen jox seen cër bokk na ci le canton de Linguère muy fii Linguère nekk tey ci Jolof xol-xol soo yéegee diggante Linguère ak Jolof
Kilim ci booru Linguère la nekk, Nguru, Njaayeen, Ngeño, Dundooji, Mbecco, Mbëryoo, Daara, Njama, Lumbi Kore, muy fukki diiwaan ak ñaar yoo xam ne mooy tey les 14 régions du Sénégal. nga xam ne nag li ma waxoon ca bi fi nguuru PDS ñëwee ne bu ñu bëggoon delloo si nit ñi ci démb, nga xam ne du démb joo xam ne dañ koy woy di ko damoo, dañ ciy jël ay njeexital yoo xam ne yii daf ñuy ŋànk ñun ñëpp ci ay baax. dañuy bàyyee tuddee naan région de Diourbel. dama ne woon Diourbel ni mu toll, mais li ci ëpp cëslaay ci histoire mooy Bawol. du ñu ne région de Louga. Louga soo ko bëggee delloo histoire u Sénégal Njàmbur lay kii, mais bu boobaa nag dëkk bi ñuy wax Louga du nekk capitale, parce que Louga moom création coloniale la. département bii ñuy wax Linguère doon naa wax ne dañ koy tuddee département di Jolof, nga xam ne day déparé fii Kadd Balloo ji yam digganteem ak Bawol ba baa ngay àgg yang-yang ca kaw. suñ ko toppee woon noonu ba pare nag taxawal kuréel yi, seet mag ñi nañ la ñu ŋànkee woon seen biir, nga xam ne buñ masaan taxawal gouvernement local dañuy taxawal gouvernement géño yi, taxawal gouvernement kuréeli kii. bokkoon na ci biir cabinet président tey suñ ko méngalee li ñu doon tuddee cabinet Bourba Jolof wala cabinet Damel du Kajoor, moo di ñeenti nit ñi fa ëppoon doole, moo di jaraaf ju rëy. jaraaf ju rëy moo di nit ki nga xam ne askan wi ñoo ko wóolu def ko mooy seen porte parole seen diggante ak Bourba Jolof. nga xam ne ñépp ñi nga xam ne am nañ geño, maanaa lu leen mën a jotale ci nguur mais nekkuñu buur, jaraaf ju rëy mooy seen représentant ci Bourba Jolof. bu Bourba Jolof di wax ak ñoom moom lay waxat mu dem wax ak ñoom, bu nuy wax ak Bourba Jolof moom la ñuy waxat mu ñëw wax ak Bourba Jolof. ñaareel bi mooy jaraaf satle. jaraaf satle mooy li ñuy wax tey porte parole du gouvernement, mooy ki nga xam ne buur du wax ak aw askan, surtout que booba rajo amut, télévision amut, micro amut. jaraaf satle lay wax, ñu woote ne dëkk bu nekk na ngeen tase ci pénc mi bés sangam, jaraaf satle dina ñëw ndax buur dafa bëgg a wax ak askan bi, muy donc porte parole. bokkoon na ci ñetteel bi ku ñu wax fara biir kër. fara biir kër mën nañu koo jàppee li ñuy wax intendant du palais, président de la République Sénégal ca Senghor ba tey palais bi day am un intendant bi mooy kan, mooy ci lijjanti li ñuy biir lépp ci biir kii bi, maanaam mooy trésorier palais. kooku moom la ñu tudde woon fara biir kër. enfin ñeenteel bi mooy ki ñuy wooyee biset mooy le porte-parole bi nga xam ne ñi nga xam ne bokkuñu ci nguur gi ci geño, bokkuñu ci deret, waaye ci askan wi lañ bokk, bu ñu bëggee wax ak buur moom la ñuy wax mooy wax ak buur. kon ñooñu da ngay gis ne nguur ak démb amul kenn ku mu bàyyi woon ci biti, amul kenn ku ñu boddi woon ci biti, ba ci bokk na ci li ñu mën a wax tey les communautés dañoo amoon seen représentant ci biir kër buur, ci biir kër Damel. dañuy wax ne ñi ci gën a fés mooy li ñuy wax nu mu teeti, parce que booba dafa am ay métier yoo xam ne dafa amoon njariñ ci askan wi, ndax métier yi ñooy defar jumtuwaay yi ñuy liggéeyee, métier yi ñooy defar jumtuwaay yi ñuy xeexee, métier yi ñooy defar jumtuwaay yi ñuy demee ci àll bi di xëcc ci àll bi liy yokk askan wi.
bokkoon na ci xeet yi nga xam ne bokkoon yi gën a yëkkati woon muy xeetu tëgg moo tax buur ba Jolof buñ ko masaan fal Damel du Kajoor buñ ko masaan fal day wax tëgg yi ci tund bi yëpp nañ ma seetal ci ñi wóolu ñoom buñ ko wóoloo ne kii lañu wóolu mu fal ko fara tëgg moom lay waxat ndaxte buñ bëggee tëgg xare bu ñuy dëgmal nawet bu ñuy seet nu ñuy armé woo ngir aar kii bi tëgg yi lañ koy sant ñoo koy def ndaxte tëgg depuis l'empire du Mali ak Soumanguru Kanté dañu am jaar-jaar ci histoire u Afrique ndax Kanté Soumanguru Kanté mi nga xam ne moo taxawal nguur gi njëkk a taxaw ci espace bi nga nekk li ñuy wax Sénégambie ba mu jur empire du Mali jur empire du Jolof mu tasaaroo jur yeneen empire yi mais caam la ñu sant soo demee Soudan Kanté mooy caam ay tëgg la ñu woon donc nguur gi njëkk a taxawal nguur ak tëgg la woon bokk na ci fara wuude ndaxte wuude yi bokk na ci li tëgg yi liggéey li ci ëpp pour ñu ñoŋal ko mais wuude lañ koy séqat moo tax dañ leen di laaj ñoom it ñu tànn ki nga xam ne mooy seen njiit yilif leen ñoom ñëpp nga xam ne bu buur di wax moom lay waxat bu ñuy wax ak buur moom la ñuy wax ak mu wax ak buur bokkoon na ci fara ngéwal mooy ki nga xam ne géwali réew mi géwali askan wi mooy seen njiit géwal nag ban koy wax ca Sénégal ak démb ak géwal gi ñuy wax tey du benn géwal démb mooy ki nga xam ne li ñuy tudde idéologie maanaam xalaat bi ñuy xalaat pour tëgg ni ñu mën a nekkee ñun ba ku ci nekk place bi la jox nga nangu ne mooy sa place waaye nag kenn du la ko xañ muy idéologie loolu moo doon fonction sociale u griot géwal moom la ñuy wax ne réew mi kat bi ñu demee ba nga xam ne mënatuñoo màng comme ni pël di def màng comme ni naar di def dañuy toog ñun ñëpp séddoo cër yi niñ koy séddoo ci suñ biir yan wareef la ñuy taxawal yan jikko la ñuy taxawal yan seet la ñuy seet ba nga xam ne ku ci nekk li nga war jox nañ la ko mais nag dañ koy tëgg ci mais wutal ko aw lay sur le plan philosophique et sur le plan idéologique ba tax na buñ daan laaj nu réew mi tëddee wala ñiy jotee lu tax ñu jote wala nan la ñuy jubale ñu jote bokk na ci kin daan njëkk a laaj mooy la fara ngéwal mu ne wax ñaari famille yii jote seen jote bi ndax jote tey la wala dafa law jóge ci mag ñi cosaan ba agsi ci ñoom ak lan lañ ko mën a contourner ba nga xam ne comme waru ñoo mën a ñàkk ànd nan la ñuy ànde moo taxoon ñu di ko fal nga xam ne kon statut social maanaam juddu dañ ko nangu woon ci réew mi statut social bi moo lay jox statut politique léegi nag réew mi statut politique moo fi joxe statut social mais ba Sénégal di démb statut social daf lay jox ay cër yi buñ la ko joxee mu jox la ay wareef yi nag jox la yoo xam ne yii mooy yoo sañ ak yoo sañut yoo man ak yoo mënut loo jomb ak loo jombut loo ragal ak loo rus loolu ci statut social la daan génne moo taxoon ñu fixé leen nag dans des catégories yoo xam ne yii catégorie bu ci nekk nit ki da ciy juddu des ci biir loolu li ko waral moo di boo demee ci histoire bokk na ci thèse yi koy expliquer ndax histoire duñ jàpp benn thèse rek dañuy jàpp thèse yu bari di leen nag fenqale di leen méngale di seet li ci gën a yenu maanaa li ci war a gën a mën a jàpp ci baax dañuy wax ne aw askan bu ñu demee ba nga xam ne dañuy toog ci espace dañuy seet d'abord espace bi ñu war a mën a toog bërki démb damay waxtaan ak suñu mbokk Ibrahima Thioub ci lu tax maam Cheikh Ahmad Bamba ba muy tànn mu tànn les places fortes mourides
ci Sénégal xam nga mag ñi boo jàngut boo yemee rek ci njàngam mbay caam maanaam njàngam zahir àggoo ci baatin doo mën a xam ni ñu taxawale seeni kuréel ñu àgg ci mais Touba lu tax ba muy wut fu mu nekk moom wutul foo xam ne dafa fekk nit mu waxanteeg ñoom jaayanteeg ñoom ban xajal ko bokk na ci yinu jàpp ci xalaatu historien ci xalaatu sociologie moo di comme dafa jàpp moom ca ba muy jéem ba bi muy tëral ne du séq ak nit ci àddina lu mu koy jamee ëllëg kon du négocier ak nit pour mu may ko mu samp place bi nga xam ne ëllëg ak si biir fa lay nekk ci loolu ngay xame aussi ni mu tasaaree li ñu mën a tudde la muxaddimiya tija wolof safla murit maanaam lu jur Mbàkke ak li ko wër lu jur Daaru Salaam lu jur nu mu téeti Daaru Muxti ak yenn daaru yu bari daf koy sampin woo xam ne soo ko analyser sur le plan géographique analyser ko sur le plan sociologique maanaam ñan ñoo fa nekkoon lu mu séq ak ñoom nan la ko séqee ak ñoom lañ la mën a jaayanteeg ci seen biir loo xam ne dina yombal seenu nekk ci nga xam ne ñoom ba ñuy samp booba taxutoon tey jii taxoon ñuy samp ndax buñ ko sampe woon ñenn ñi mais bu teyee buñ fi nekkut mais jaxasoo am waane lañ sampoon bañ fi jógee ba tey jógewu fi nga xam ne kon am na leneen luñ ca raxoon classe sociale boobu moo wax ne statut social mooy ŋànk statut politique bi lay may statut économique mais ñu ngi ko tëggoon ci mais ci biir société bi société wolof bi nga xam ne ñu ngi ko donne ci Njaajaan Njaay mi samp Jolof gannaaw bi mu sampee waalo parce que waalo la feeñe nekk fa buur ba jóge fa ñëw Jolof nekk fa buur ba ci kaw loolu nag mu jur Kajoor jur Bawol jur Saalum jur yeneen kii yi nan la ñu taxawoon société bi nga xam ne nit ñi dañuy bokk comme ni ñuy waxee tey nation Sénégal nation la mais nuñ ko bokkee niñ ko bokkee moo di dafa am statut social yi juróomi statut la bi ci jiitu mooy les garmis lan la ñuy wax garmi buñ ko mënee def synthèse bu gaaw mooy ñi nga xam ne li ñu waxoon ca njëlbeen dañuy remplir ñaari conditions yi nga xam ne dañu am nekk garmi ci geño nekk garmi ci meen maanaam boo xoolee ci seen wetu waajur wu góor dañu war a mën a nekk buur ba boo xoolee ci seen wetu ndey ci jigéen dañu war a mën a nekk buur ba ñooñu lañ tuddee garmi ci kaw loolu ki ci topp mooy ñi ñu tuddee les taañ moo di ñi nga xam ne garmi lañ ci ndey waane duñ garmi ci baay wala garmi lañ ci baay waane duñ garmi ci ndey waane am nañ statut garmi comme am nañ statut garmi te matul complètement dañ leen di tofale juste ci garmi yi mooy les taañ bi ci topp mooy les kàngam statut bi ci topp kàngam yi mooy ñi nga xam ne duñu garmi waane séq nañoo famille yu ngarmi yi demalante ak dikkilante ba nga xam ne jox na leen taxawaay ci réew mi ku bëgg a yori fi réew mi foog nga boole leen ci ñooñu ay kàngam lañu ndaxte dañuy am autorité morale am autorité sociale ci seen biir askan ba nga xam ne loo bëgg ci askan wi te jaaroo ci ñoom doo ko am lu askan wi bëgg ci ñoom lay jaar bu jëmee ci buur ba Jolof kàngam yooyu mooy ñi doon yilif fukki réew ak ñeent yi ma wax léegi wala yenn béréb yi nga xam ne ñoo fay buur ñeenteelu statut bi mooy les taara li ñu doon wax taara boo ko déggee moo di nit koo xam ne muy góor wala muy jigéen ci geño dafa bokk ci garmi yi ci meen mu bokk ci jaam yi
parce que nag boo xoolee ci histoire récente di Jolof di Kajoor di Bawol di Siin di Saalum néew na famille yu garmi yoo xam ne yi ay buur lañu yoo xam ne yi buur ya sëyuñu ci jaam yi sëyuñu ci ñeeño yi ñan cay jur seen bay buur la doomi buur rek la mën a nekk mais comme dafa am lu leen manqué pour jot ci nguur gi dañ leen di cëral cër bi leen di cëral mooy ay taara lañu ñoom en général ki leen yilif dañoo mujj bari ci réew mi ba nga xam ne seen kilifa mooy nekk chef d'état-major général des armées mooy nekk ki nga xam ne bu ñu taxawalee armée réew mi ñoom ñoo ko yilif ñooy jiitu bu fekkee ne armée bi dafa am ñuy war fas ak ñuy dox ñoom ñooy jiitu ci ñiy war fas ñooñu seen doole àgg na ci bi tubaab bi ñëwee gis ni organisation sociale bi mel muy digganteeg demalanteeg ñoom di dikkalanteeg ñoom ba am na ci ñu mujje yore nguur gi loolu bokk na ci yi jox nguur Kajoor waa kër suñu maam Demba War Sall ndax moog Lat Joor mi foloon Damel en 1862 ñoo bokk famille géej donc muy garmi par son père par leur mère ñu bokk ci ñi nga xam ne ay taara lañu mais duñu taara boo xam ne dañ koo mën a wooye jaam taara ak jaam du benn jaam mooy ki ñu moom di ko jaay di ko jënd di ko able mais taara kenn moomu ko ndax buur a ko jur doomi buur moom kenn du ko jaay doomi buur kenn du ko tayle kenn du ko able donc ñoom dañ leen di cëral bokk na ci cër yi ñu am mooy chef d'état-major général des armées ki leen yilif ki ci gën a fés ci histoire du Sénégal mooy Demba War Sall Demba War Sall en 1886 keroog bi Lat Joor daanoo moo tasee gouverneur Genouille fii ci gaaru Ndànd gouverneur Genouille ne ko doole nguur desatul amatul ci Kajoor parce que dootuñu ko nangu waane kilifteef mënu fee jóge nguur ak kilifteef tubaab bi dañ ko sabab nguur amatul maanaam Damel amatul mais kilifteef moom amatul ñun nag dañ leen di yilif par force ci doole mais xam na ne kilifteefu doole du sotti ñu bëgg ku ñu dénk yëf yi mu nekk suñu intermédiaire ci lañ waxtaan ak Demba War fii ci gaarum Ndànd supprimer Damel fal ko chef supérieur du Kajoor falal ko ay frère am ñoom Sangoone ñoom kii juróom def Kajoor juróom-ñaari canton juróom benn ñu dénk ko njabootam benn bi ñu dénk ko un jarga pël loolu xaw naa am Jolof en 1897 bi Bouna Njaay ñëwee nekk buur ba Jolof mais nekk xele parce que bi ñu koy fal fukki at ak juróom-ñaar laal jóge collège parce que keroog bi bàyyam di dem en 1890 la ko dot sa dab boori kayit yi ñu xeex mu jàpp Bouna yóbbu ko Ndar ñu dugal ko école mu def ñaari at collège Ndar di fa jàng bokk ak classe Mbaxaan Diop Lat Joor bokk ak classe Samba Yomb Mbóoj bu Barak bokk ak classe Abdou Salam Kan bu Damga bokk ak classe doomi muti maam suñu maam Maba Joxu Insa leen magoon aslëf jiitu leen kii parce que dañ daan jàng ñaari at Ndar jóge fi dem Tunis jàng fa ñaari at door a dellu si ci biir bi ñu demee Tunis di jàng 1892 1895 maam Cheikh Ahmad Bamba nekk Thiéyène ay seytaane dox diggam ak Samba Laobé Pend bind gouverneur wax ne ko maam Cheikh Ahmad Bamba ngi préparé guerre sainte te mook buur ba Jolof dañuy lëkkaloo pour dal ci kaw tubaab yi mu tombeek Samba Laobé Pend nekk buur ba Jolof nekk yang-yang diggam ak maam Cheikh Bamba mu di ci def li mu man ba far dem jébbulu ci biir jébbulu gi tombeek lettre bi ñëw bureau politique ci Ndar ñu ne kon li ñu doon soupçonné benn la ñu boole leen jàpp exilé leen lu mu téeti ci la Bouna ñëw ñu fal ko mais bi ñu ko falee mais ci mu fa fekk muy Farba di Mayebe Fall nekkoon Farba Alburi baayam
ne kon Farba Samba Lawbe najaayam nekk farbaam tante na li mel ne li Demba War def ci Kajoor dafa yembut ndaxte li tubaab yi amoon ci Jolof lañu amutoon ci Kajoor Kajoor amuñu fi woon koo xam ne ñoo ko yaral seen bopp ndax buuna bi ko dot si di jàpp fukki at ak ñaar la am mu yóbbu ko Ndar ñu dénk ko Merlin moo doon directeur des affaires politiques mu yar ko dugal ko école ñu jàngal ko ñu jële ko fi yóbbu ko Tunisie buñ ko indee fal ko buur ba duñ ko wecceek koo xam ne kii yaruñu ko ndax moom xam nañ damay wax ne mandarga it wone ne biñ ko falee buur ba Jolof la woon gaa mais buur ba Jolof spécial la woon moo di keroog biñ koy fal costume cravate la sol ñu tëggal ko Marseillaise fal ko buur ba Jolof kooku nag wute naag buur ba Jolof bi nga xam ne grand conseil moo koy fal mu dem njaasew dugg fa juróom-ñaari fan génn ji fa dugub ji ñebbe ji gerte di ko sàmm ba mu sax mu woo leen ne leen nii mu saxe laa bëgg sama nguur gi meññe ko ci réew mi ñu ànd ak moom ñeent fukki guddi ak bëccëg mu wër Jolof jaayanteeg nit ñi boobu buur ak buur bi nu fal mu nekk muy làkk tubaab discours nu benn moo tax kooku bi Mayebe Fall songoo mais tubaab bi dox diggam ak moom dal di faagaagal Mayebe exilé ko au Waalo mu gën continuer ñu exilé ko Casamance loolu bokk na ci soo demee Casamance tey ay famille Jolof yu fa yàgg depuis 1898 ba nu fa yóbbee Mayebe parce que borom mbooloo la woon bi mu demee ñi mu yóbbaale woon ci njabootam ña fa doon gone sëy fa bi muy ñibbisi en 1905 ñibbisi wuñu loolu bokk na ci yenn taarix yi leen fa samp ci biir loolu juróomeelu classe dirigeante bi mooy li ñuy wax les sëriñ nag li ko fésal en termes de responsabilité li ko fésal en termes de pouvoir li ko fésal en termes d'organisation ci réew mi ngi commencé 1890 ba 1918 première guerre mondiale jeexee ñaar ñi ci gën a fés mooy maam Cheikh Ahmad Bamba radi taala anhu maam Cheikh Seydi Hadji Malick radi taala anhu ndaxte ñooñu seen ak feeñ boo ko gisee natt ko ci suñu histoire coloniale daf lay jox ay repères yoo xam ne ci ngay jàppe ne may ak yàlla la cërëb yàlla la bu yàlla cërale Sénégal ndaxte bi tubaab bi jàppee ne Sénégal ñor na ci ñu coloniser ko maanaam nangu ko par force ku bëgg ñu def ak yow traité ku bëggul ñu xeex ak yow loolu ñu ngi ko commencé 1854 fal gouverneur boo xam ne dañ ko jox plein pouvoir mu tudd Louis Faidherbe mu wàcc fii ci réew mi 1854 booy méngale ci Zaïre baatin gi ñu mel ne sama sëriñ ñoo ko mën a firi 1854 dafa bokk date bi nga xam ne booy gëstu ci histoire bokk na ci date yi ñu jàpp ne maam Cheikh Ahmad Bamba ak maam Cheikh Seydi Hadji Malick ci leen juddu ndax ñi dañuy wax 1853 ñi ne 1854 ñi ne 1855 donc bi Faidherbe bu ñëwee ñoom ay la yëwan ci période boobu leen juddu donc bi tubaab bi jàppee ne war na mën a nangu Sénégal ci par force coloniser soppi ko ci la ñaar ñooñu juddu bi tubaab bi jëlee buur bi fi mujj muy Albouri parce que 24 mai 1890 la Dodds déparé Kokki ànd ak Demba War ànd ak buur Saalum ànd ak ki buur Siin ànd ak Brak di Waalo Yamar Mbooj ànd ak képp ku yore woon baat ci réew mi ànd ak moom am nañ fukki fan ak juróom di dajale nit ñi à Kokki le 10 mai lañ commencé di dafa dajale ba le 24 mai ñëpp tase ñu mat juróom-ñaari junniy nit ñu xaaj ko ñaari xaaj Demba War jiite bii ak ab adjudant tubaab Dodds jiite bi ci des ñu joxante rendez-vous dëkk bu ñuy wax Mbayeen Casde booy génn Njaambur di dugg Jolof pour songi Albouri période boobu ci leen fi jële
Albouri muy 1890 mais boo reculer ñeenti at ci gannaaw 1886 ci la ñu rey Lat Joor à Dexële 26 octobre 1886 1886 ci leen rey Samba Yaaya ci gaaru Tiwaawan donc buur amatul ci réew mi mais buur ñàkk ci réew mi nag signifié wul kilifteef mënta am ci réew mi ndax kilifteef moom mën naa nekk buur mën naa nekk leneen bi ñu demee ba nguur amatul ndax tubaab bi mayatul kenn mu nekk buur soo ko bëggee nekk ñu yëkkati armée daanu ci sa kaw ci la maam Cheikh Ahmadou Bamba génn ci la maam Cheikh Seydi Hadji Malick génn bokk na ci nga xam ne man ci samay gëstu yàlla may na ma am ci ay source yoo xam ne maa ngi ciy liggéey pareeguma seen gise ñoom ñaar ca Ngambu Cule Ngambu Cule tool la woon boo xam ne maam Fawade Wele waajur wu jigéen wu Seydi Hadji Malick moo ko moomoon bi Seydi Hadji Malick demee ba am kattan fa la daan liggéey li muy dundale boppam di ci dundal ndeyam maam Cheikh Ahmadou Bamba fekk na fa ci lu ñu vérifié ci lu wér bi muy wër ci réew mi di seet nan la ñu tabaxe réew mi ba tubaab bi bu ko yilifee it du ko moom parce que ñoom dañoo amoon projet tubaab bi am projet bokk na ci yan fa waxtaane ci source yi ma gis mag ñi ne neen bi ñu waxtaanee mag ñi wër leen bañ bëgg a wax li leen ñor seen projet commun dañoo jóg bay nit ñi fa doon waxtaane ànd ñoom dox lu sori ba ci taatu garab ñu seen leen ñu sukk nee nañ tooguñu dañoo sukk di gas di wàqi bi ñu wàqee ba loxo mën cee dugg ñu commencé di wax mais ku wax ba pare da ngay tafli ci pax mi sa morom tontu la tafli ci pax mi bañ pare ñu suul pax ma dellu si ci mag ñi ba ñëwee nag waxuñu ñen fa fekkoon la ñu waxtaane dañoo junj rek ñun historien nag dañuy jàpp ne bokk na ci projet de société bi ñu tëraloon ñoom nga xam ne li ci gën a fés mooy lu fi tubaab bi yàgg du def nit ñi lu dut ay jullit moom lañ séq nan lañ koy defee mooy le front pionnier tubaab astafurlah Tidiane et le front pionnier mouride man dama bokk ci thèse yi nga xam ne man moom laay défendre dama gëm ne keroog la ñu def li ñu tuddee séddoo espace bi nga xam ne ku nekk ci ñoom da nga fay liggéeyal yàlla liggéeyal fa yonent bi ba ñaari espace yi tase soo seetee moo tax booy gëstu ci la muxaddamiyaat Tidiane maam Cheikh Ahmadou Bamba ak maam Cheikh Seydi Hadji Malick dund nañ ba jóge fi ñoom ñaar seen ñaari kuréel musuñoo tase maanaam di dox di wut ba tase dañu jàpp ne béréb bi gënoon a lëndëm ci leer gun mën a tuddee leeru baatin mi ngi nekkoon diggante Bawol Siin Saalum jàpp biir àll bi nga xam ne li fi gënoon a fés bokk na ci ceddo nag moo di ñi gëm nguur ak àddina ñu ne kon foofu maam Cheikh Ahmadou Bamba war na fa mën a liggéey boo xam ne bu fa tasewul ak kenn ku koy jaxase projet am dina fa def liggéey boo xam ne bu àggee ëllëg mais leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina fa feeñ taxawaayu yàlla dina fa feeñ ñu ne beneen partie Sénégal bi ci des mooy li demancé fi tubaab bi nekk li ko commencé Ndar nga xam ne fa la gouverneur nekk ak Ndakaaru nga xam ne fi la koom-koom bi nekk diggante bi ñu taxawal chemin de fer bi taxawal télégraphe bi di samp ay école di jàngal nit ñi pour soppi leen ñu ne foofu Cheikh Seydi Hadji Malick war na faa mën a liggéey boo xam ne nit ñi jàng école ak liggéey ci service tubaab bi war leen mën a teqale ak yàlla ak yonent bi kon bu ci liggéeyee ci ñi tubaab bi yilif directement ci liggéey ci ñi tubaab bi yilif indirectement ëllëg ak si biir réew mi dina mucc ci projet bi nga xam ne moom la tubaab bi gënoon taxawal parce que projet yooyu mooy projet colonial boo ko bëggee wéer ci ay nataal da ngay wax ne bi ci njëkk mooy domination politique dañuy wax ne responsabilité politique man colon bi maa ko yore yéen ñi dëkk ci réew mi moomatu leen maanaam may dogal ngeen di def mooy donc domination coloniale
politique ñaareel bi mooy exploitation économique maanaam koom-koom bi stratégie boobu nag dafa jot ci kuréel yi samp ci réew mi ñu gëstu ci pour fésal ci liggéey boo xam ne mag ñi def nañ ko ci boo xam ne mooy tax gone yi ëllëg lii ñu nekk mu tudde ko mondialisation du leen këf ndax colonisation bi ñëwoon pour def nit ñi ay tubaab yu ñuul mondialisation bi moo sol mbubbam tey mondialisation boobu nag li koy mën a aar ba nga xam ne nit ñi bu dee xam-xam dinañ ko jàng bu dee xarala dinañ ko jàng bu dee mën-mën dinañ ko jàng mais dinañ sax ci li nga xam ne donn nañ ko loolu diine ji moo ko fi samp tarixa yi moo ko fi samp boo ko bëggee comparer xam liggéey bi da nga koy comparer li xew Côte d'Ivoire Togo ak réewu nit ñu ñuul yi nga xam ne tubaab bi amu ci mel ni réew mu tubaab bi def téeméeri at fii téeméeri at ak juróom fukk ñu ne ñaar téeméeri tubaab bi def na ko fi bàyyi fi téeméeri nit yoo jël juróom fukk yi ak juróom-ñeent dañuy réclamer ne ay jullit lañu koo ci laaj mu ne la man murit la wala tijaan la bi tubaab bi dem Côte d'Ivoire fekk fa benn chrétien juróom fukki at la fa def tey chrétiens yi ñoo ëpp ci xeet wa soo demee Bénin daaw mi moom nga fay fekk boo demee Togo moom nga fay fekk boo demee Centrafrique moom nga fay fekk boo demee Congo ma fay lu tax li tubaab bi am foofa amu ko fii dafay fekk ay mag ñoo xam ne ba tubaab bi xeex ci li mu am tey jëriñoo ko tey ñoom dañ doon xeex pour tey ak ëllëg loolu nag lu jara bàyyi xel la lu jara jàngat la ba tax na bokk na ci yi koy taxawal yaru diine yaru sunna yaru tarixa man loolu dama ko gëm ndaxte buñ ko defut lii ñu tudde mondialisation nga xam ne Ibrahima Thioub mii di ñëw bokkoon naa man ci ñi ko doon liggéey ci àddina bi ñu tukki ci fu nekk réew mu ci bëgg a mucc ak moo mënti doon di nga fexe ba lay cosaan say mag bàyyi ko fa say doom dañ leen ci yar ni leen ci yare mooy dañ leen koy jàngal jàngal bi bokk na ci dañuy taxawal njàngam diine ci école Sénégal te bañ a def njàngam tubaab def ci wet gi njàngam diine man loolu gëw ma ko li ma gëm moo di doomi sénégalais bu juddoo am juróomi at benn école lañ ko war a dalal boo xam ne dafay jàng xam-xam addina jàng fa boppam jàng sa bopp mënut a paase jàng sa histoire loolu nag lu ñu war a liggéey la ñun ñi ngi ci nekk ci waar wi di ci gërëm sëriñ bi ci taxawaay bii mu ci taxawal bokk na ci koy dëgëral université bii ñu taxawal Maam Cheikh Ahmadou Bamba ci Touba bokk na ci projet université bi ñuy liggéey ci Tivaouane nga xam ne dañ koy def feneen ak feneen mu law ba nga xam ne ëllëg ak si biir yooyu mooy tax li góor ga waxoon lu tubaab bi def ci ñoom ci xam-xam dinaa ci yokk xam-xam lu tubaab bi def ci ñoom ci jikkooy tubaab dinaa ko dindi ci royloo leen kenn ki nga xam ne moom la ñu yàlla joxoñ ne joxoñ roy leen ko mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la suñu waajur bu baax wa suñu maam ja maam Cheikh Ahmadou Bamba duppe woon boppam tudde ko Xaadimu Rasuul ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégglu ci waxtaan wi bu fekkee ne am na ci luñ ci séentu woon li ci génnut waane li ci génn daal li wóor mooy yéene ji ak pas-pas bi moom ëpp na li fi génn ma jàpp ne nag lii dafa mel ne man ci liifantu ba tax na insha allahu rabbina rahman dootuma ko àpp ci koor damay may sëriñ bi mu jàpp ne fee ma nekk ci ndakaaru saa yu ma soxlaa ñu nekk ci koor wala ñu nekk war a ñàkk a nekk ci koor dañu may war a wax ne dañ laa soxla Daaru Muxti pour nga ñëw waxtaan si allahumma salli ala sayyidina bi sallam